locataires, propriétaires, exploitants, habitants, une cause de tout. nañ ko teg ci yoon. ñëpp waaw man li ma ci mën a wax bëri na bëriwul parce que man mënu maa gis loo xam ne ni lu dul yoon loo xam ne ni teguwul fenn ñu bëgg ñu koo teg parce que ñun boo xoolee fii yëpp ay jeunes fi nekk amul kenn benn paa bu fi am ñun ñu nekk fii daan suñu doole marché bi ñu fi njëkk a ñëw fii ay mbalit fi nekkoon ñuy jug di daanu di bale amuloon courant ñuy dem ay courant yoo xam ne ay sonne la na taal lu ne ñu koy taal amuñu dara ku ñu jàppale ba banque mondiale ñoo financé ñu defal ñu fii courant ñu nekk di dëbb dëbb ba marché jag nii mu mel ni c'est la maire na marché bi baax na kon ñoom ñu ngi soog a commencé ñëw mais maire yi mosu fee ñëw fii bi marché bi di bon kon du dem ba tey jii mu baax ñu bëgg a dikk di ñu néewal doole li ñu bëgg mooy carrément li Macky Sall wax na ci dëggul boppam mooy carrément ñun jeunes yi liggéey lañu xam sàccuwuñu naanuñu defuñu dara lu liggéey ak yóbbu suñuy njaboot lañu am ko suñuy waajur amuñu fii lu suñuy waajur loolu lañ fi am ay 120 000 mooy lan 120 000 xanaa boo ko génnee fii jël si oto mu jeex mënu yóbbu sa bagage mënul def faj dara nit boo koy jëlee sax da nga koy wut foo ko teg boo ko ne da nga koy defaral wutal foo ko teg nga mën a am foog loo xam ne ni carrément bu ciy dugg dina xam ne carrément kii kat bu ci duggee bu ëllëg bu dara pare dina ci mën a delluwaat mais sànni nit sal ko sa mbedd ma ba pare naa la am 120 000 la ngi nii loolu yabaate la nit ñi nañu xool lii yoon ñii ay kenn xamul dañuy humilier kenn xamul dañuy jaay doole bu ñu jaayee doole nag ñu suñu bakkan bii lañ am dañ ko ciy teg fii ay jeunes na fi nekk fii ay xale yu ndaw fi nekk voilà wasalaam non combat bi dañ koy wéyal duñ ko mas a taxaw duñ ko mas a arrêté ñu ngi nii léegi lañ jóge maire yi fa lañ jóge léegi combat bi mas a arrêté police lañ jóge fa dem maire yi parce que benn koo xam ne ni kenn xamul mu doon nekk suñu maire suñu marché bi duñu jébaane ànd ak waa maire yi nekk fi di ñu jaay loolu man maa ko wax bu ko kenn ñi mu dox man ma wax ko nit ko mu nekkee bokkul ci marché bi dafa daal nekk di jaay ay place jàmm la fi nekk ak loué ay place jàmm yoo xam ne seen i borom yëguñu tiinuñu su demee di ñu convoqué ay police ñuy dem ko ñëw ñu ngi nii police lañ jógee doonu fi dara teel nañ laa avertir suñu bakkan lañ ci teg voilà teel nañ laa avertir gis nga le 15 bu ñëwee bëgg a toj marché bi ay néew la ñuy jéggi ba pare parce que fii kenn du ko fi nangu mu lu ci am nag sa responsabilité bopp la loo ci war a jël ko balaa ñuy àgg foofu parce que ñun pare nañ pour joxe suñu bakkan parce que marché bi fii ñi fi nekk ñëpp seen njabu ay xale lañ te dañuy daan seen doole pour dimbali seen i waajur yow yaa taxaw ni da nga bëgg a dimbali jeunesse bi pour ñu liggéey xanaa kon nga bàyyi ñu liggéey su fekkee dafa am lu yàqu si marché bi nga taxaw defaral ñu ko soo ñu mënta encadré nga bàyyi ñu defaral ko suñu bopp mais duñu nangu nga koy yàq benn. suñu doxu ñaxtu bi li ko waral mooy que mairie Liberté 6 dañoo jël décision toj marché bi loolu moo waral suñu doxu ñaxtu. ndaxte marché bi c'est vrai am na fu si yàqu mais dafa foog ne li yàqu dafa mel ni nag nit ku am góom nit nag bu amee góom boobu da nga koy faj waaye doone parce que dafa am góom rek naa ko gas suul ko te si façon doxalin bi ñu commencé ñoom waa mairie li ñu gis ñuy def naruñu ko teg si yoon te nan na salfaañe suñu àq ak yelleef ñun nag bañ ko salfaañe suñu àq ak yelleef moo tax ñu génn di ñaxtu di si woo sénégalais yëpp nag képp koo xam ne yaa ngi ak média ñëwal nga xool marché bi nga xool li si yàqu góom la góom dañ koy faj président Macky Sall le 3 la ne jeunes yee ko ñor génne xaalis bu dul jeex pour investir jox jeunes yi ñu liggéey xoolal ñi nekk sama tour kan nga fi gis màgget xanaa man maa fi gën a màgget léegi ñu bëgg a jël ñooñu tuur ko si mbedd mi te nekkuñu si occupation publique nekkuñu si dara ndaxte ay nit yuy daan seen doole. dëkk bi metti na metti waay ba nga xam ne nit ki boo ko mënul dimbale bàyyi koo gañ pain wam dëkk bi dafa metti nañ waxante dëgg santi añ corona fa ba korte benn masque mayuñu ko defaluñu dara santi añ nag mënul toog ba dese quelques mois pour kii yam jeex nekk si prolongation bëgg a ne dafa bëgg a yëkkati benn projet ba nga xam ne superficie bi mot na 1 hectare kañ la koy liggéey promoteur bi ñu jël moom moo yore fee marché Gueule Tapée defu fa dara mu ngi ko toj 2 ans ña fa nekkoon a ngi eere léegi nag loolu lañ ñu bëgg a teg ñoo lànk ñoo bañ. duñ ko nangu duñ ko nangu. ñoo lànk ñoo bañ. nañ ñu jox délai si gémmeñ làmmeñ ak gémmeñ administration du liggéeyee noonu dañu bëgg ñu indil ñu këyit
ñëw toog ñu waxtaan ñu trouver ay solution mais façon bii ñuy demee ñun duñ ko nangu. ndaxte ay sénégalais lambdaan lañu duñu ay étranger si dëkk bi la ñu juddoo yaroo fi màggee fi kenn ëppale wuñu dara si dëkk bi nañ ñu jox suñu wàllu mooy ñu bàyyi ñu liggéey. buñ ñu mënul jàppale ñu améliorer suñu liggéey nañ ñu bàyyi si li ñu yore. Même pas 1 an la marché bi am courant marché boo xam ne def na 16 ans amul courant nit ñi di taal sondeel ñii di dëbal ba banque mondiale ñëw def projet ay ingénieur ñëw vérifier marché bi bu fekkoon dafa bon duñ fi def courant. duñ fi def somme 90 millions. nañ waxante dëgg loolu am ñu am yaakaar ñii dem lebi banque ñii dem contacter ay commerçant ñu leen di jox marchandise ñii leb ay matériel ñu xëy naa ñu dañuy toj marché bi teg ko fan ak si ban kayit courant bi banque mondiale la ko maye te ñun waa marché bi ku si nekk sa 30 000 waa mairie jël nañ ko. nañ ñu bàyyi ñu liggéey ñun ñaanuñu leen de ñaanuñu duñu ay yelwaankat duñu ay ñaankat duñu ay jigéen yu seen sër yu oyof ñun dañuy liggéey dañoo bëgg nag ñu jàppale ñu liggéey te ñu bàyyi caaxaan gi ñu nekkee ndaxte li ñuy def. nekkul loo xam ne yoon la teguñu ko si yoon lépp lu état di def na ko teg si yoon. loolu depuis daaw la woon waaye ren bi ñu commencé benn kayit lañ ñu yónni kayit ba nga xam ne mais signé wu ko kenn xamul mun naa ne daal kayit boobu man je le considère comme un torchon. parce que bu nekkee loo xam ne si état la jóge maire daf caa war a signé bind ne man la maire. donc loolu ay yëfu jaay doole la ñun kenn duñu jaay doole. doole bi ñu am la ñu am ñun ay sénégalais lañu. ñoo bokk benn carte d'identité bi bokk benn passeport bi. nañ ñu bàyyi ñu liggéey wax bi yëpp loolu la nañ ñu bàyyi ñu liggéey góom bi nekk si marché bi nag nañ ko ñëw faj ndaxte góom la. Yeruwaay nañ koy ñaanal yàlla na fi yàgg te yàlla gën koo yaatalal wax fa dëgg neex yàlla moom nuñ ko gisee ni ak nu ñu taxawee nii moom wax dëgg yàlla kontaan nañ ci moom trop. wéeruwaay yàlla na dem ci kanam bu mu doon ay télé du mu doon ay rajo léegi nag instant fu mu toll nii wax dëgg yàlla nag xeex bi jeexagul xeex bi dañ koy wéyal ba incha allah fii ba le 30 incha allah si kàttanu yàlla am na ci cantine yi nga xamante ni yi njëkk na indi convocation pour ko dañ ko indi tey lendemain bi ndox baa ngi taw ñu ñëw toj ko mooy beneen kii bii nekk fële mooy site bi nekk ni ci ginnaaw plus ay 30 cantines wala 35 cantines. maanaam moom lañ fa toj te léegi nag te ba léegi nag ñoom bàyyiwuñu te léegi ba léegi tamit defuñu dara marché Fass a ngi nii moom ci la bokk marché Sandaga ngi nii ci la bokk marché Gueule Tapée yooyu yëpp ci la bokk mais nag dañ koy ñaan daal moom ci njëkk ak teranga nañu bu ñu mënul jàppale nañu bàyyi tout tranquillement ñun topp suñuy liggéey fii lañ am lu ñu suturloo fii lañ am lu ñu te encore teg si comme fi bàyyi mooy naan mu délégué bi cantine yu muy faral di jaay na ko bàyyi. fu mu toll nii jaay na fi cantine daj na fi ay cantine jàmbur loué ba ay procédures yooyu commencé naa feeñ fu mu toll nii mu topp ci gën a encore dem di jàppale maire di kii maire pour nañ wàccee suñu marché bi marché bi amul dara lu fi yàqu marché bi yàqul marché bi mu ngi en niveau bu baax niveau boo xoolee marché yëpp fii fu mu toll nii mooy Grand Yoff ak Monument ak marché Liberté 6 ak fu mu toll nii lu war a mot ay 4 marché ñu ngi ko wër fii nii te marché yëpp marché bi moo ko gën a baax marché bi gënu koo baax. foo demee marché yu ñu ko tabaxandoo yoo xamante ci benn année bi marché bu instant fu toll nii ay safo ñoo ko téye mooy marché Monument Grand Yoff marché bi amul benn safo bu ko téye amul benn kii bu ko téye dañ koy ñaan daal moom nañ ñu jàppale li nga xamante ne mooy maanaam marché bi gën a avancé mais pas marché bi di wàcc. wéeruwaay c'est en fait man li ma ciy wax du bari dañu nekk ci réew moo xam ni dafa am ay loi am ay règles bañuñu nag. ku ñu yëkkati waaye nañ ko teg ci yoon def ak ñun un protocole d'accord devant un notaire devant un huissier ñu ak devant toutes les autorités administratives ñu soog a xam lu ñuy def ak ñoom. ensuite nit ki pour nga yëkkati ko dafa am ay procédures dafa am ay procédés ñun ou mënuñu délocaliser bëgg ñu jox une indemnité de 120 000 francs boo ko calculer ça veut dire que 300 francs nga am par jour et 300 francs doyul sax sa doom goûter buy dem jàngi lii ma leen di wax nag man nëbbatuwuma
bu fekkee dañu décider pour toj cantine marché bi ci condition yii nañu commencé man ci sama cantine rek jàmm xew loolu rek laa bëggoon nañu commencé man ci sama cantine bismillah